xam nga dama jàpp ni d'abord balaa ñuy yegg si dañ koy génne par force am déet mag nuyu mbooleem auditeur u RFM li am solo ba am solo mooy bu ñu nekkee ci réewu dëgg réewu droit ku deful dara dëgg-dëgg sa kër wartu doon kaso donc si principe boobu moom la ñuy déparé pour wax ni ku deful dara. ku deful dara parce que loolu mooy li wér li tax mooy li wér mooy ñun ñëpp xam nañ ni jamono ci nguur gi président Macky Sall dafa jóg te képp koo xamee ni am nga yaakaar ci réew mi wala bëgg nga taxawee dara si réew mi te sa taxawaay méngoowul ak taxawaayam mu jël coono teg sa kaw jël justice teg sa kaw njaay la doole nga mujjee kaso te loolu lañu jàpp ni par rapport ak histoire politique gu Sénégal ak taxawaay yi nga xamee ni Sénégal am na ko yanuwul maanaam jaaduwul te du rafet suñu bëggee liggéey Sénégal il faut que 14 millions yëpp jàpp ci te ku nekk am sañ-sañ ak yéene gu rafet pour bokk ñu liggéey. El Hadj Diogou Diène mais ci mbiru Khalifa Sall yaa ngi wax ne deful dara mais yoon waxul loolu yoon yi mu wax moo dina am na tuuma yu ñu teg ci kaw mbirum caisse d'avance maire bu Dakar am na lu bëri yu ci am ay commande ceeb ak dugub yu ñu doon commandé fausse facture yooyu amul loolu du ay tuuma yoo xam te ni fi ne na xëy na am na lu ci am. loolu yoon waxagu ko nguur gi moo ko wax ak ki taxawal nguur gi ci biir yoon dafa wuteeg lool ak atte boo xamee ni da nga jël doomu aadama yóbbu ko si tribunal ñu atte ko ci yoon ba pare dogal ni kii moo jël loolu jusqu'à présent li fi am mooy instrument yi nga xamee ni moom la nguur gi yor à travers le ministère de la justice ñoo jóg ci sañ-sañ bi nga xamee ni un état daf ko am te juriste yi di ko wax ni c'est l'état qui a le monopole de la violence loolu la ñu jël utiliser gum ko ba fi tey pour jël Khalifa Sall dëkk ci biir kaso bi li ma am di ko fàttali rek mooy ci histoire du Sénégal administration ak nguur ñoom ñoo am pour organiser lépp loo xam ne mooy utilisation bu xaalisu Sénégal administration boobu bu amee sañ-sañu sur plusieurs années maanaam lu ëpp fanweeri at ak lu teg di utiliser xaalis neen daganal à travers ses corps de contrôle à travers les conseils yi nga xam ne économique comme le receveur municipal ñoom ñëpp ñu nekk dans le même système état boobu organiser benn système je pense que état boobu amul droit. non est-ce que daganal nañ ko Cheikh Bamba non Dièye si xam nga lan mooy tradition. xam nga maire nga woon itam xaalis boo xam ne la ñuy wax deniers publics alalu mbooloo alalu réew mi boo koy génnee itam da nga koy mandarga ci ay kayit ak ay firnde yu leer. loolu moom foofu rek nga dajee wax ji foofu rek nga ma maye dëgg ndax xam nga ab maire mënta ñëw fekk sa biir kees nga dugal loxoom génne loolu amul ci administration territoriale administration territoriale maire danaan lii laa bëgg jaar ci ay kayit ka war a génne rek kay génne donc de ce point de vue du point de vue de la tradition administrative et financière du Sénégal su amee kenn koo xamee ni moo tooñ ci mbir mi c'est l'administration centrale donc li fi des moo di que ni pour que sénégalais yi dëgg mooy am na nit koo xam ne daal am na yéene pour bokk ci jogante 2019 wala bokk yéene googu même fësalagu ko sax mais ñoom njort nañu ni bu 2019 jotee Khalifa Sall dafay bokk ci jongante boobu je pense que ne su fekkente ni loolu rek mooy doon crime ci Sénégal je pense que dëgg ñun sénégalais yi war nañu defaraat suñu taxawaay. parce que du loolu mosut a tax li tax ñu doon xeex ba am indépendance. dégg nañ tamit Khalifa Sall di jàmbat ay droit am ci biir kaso bi ne dañ ko bëgg a yóbbu parloir mooy ku nekk kaso fa nga xam ne fa ngay dajeeg nit ñi lay seet si mu ne du fa dem et cetera est-ce que loolu itam aw taxawin la ndax yow déjà nga nekk homme politique nekk maire ñu ber la jox la sa néegu bopp nga bokk ko ak yeneen sénégalais yoo xam ne ñu ngi ci condition yu gën a métti ci kaso bi kenn déggu leen xëy na amuñ sax fu ñu ko waxee di nekk ay téeméer ñaar téeméer ci benn néeg yow nga am déjà ay privilèges mën nañ ko waxee noonu ba noppi di jàmbat leneen est-ce que loolu itam aw taxawin la ci kuy def politique dafa di yóotu rawatina li ngay yóotu ci réew mi. su nga ñaari taxawaay gi yu bokkul dëgg la situation prison biir Sénégal dafa di situation bu jéggi dayo jaaduwul ci dara condition yi fa doomu aadama yi di nekkee c'est pas acceptable te prison moom prison rek la tudd surtout ci koo xamee ni nag defuloo dara dañ lay ñoñantal bëgg laa primer bëgg laa yóbbu foo xamee ni yoon nekk fa
dara nekk fa lu dul bëgg-bëggu benn nit di Macky Sall pour am ci yow loo xamee ne di nga renoncer ci li nga xamee ne mooy say bëgg-bëgg c'est ça le problème il faut pas que ñu jël benn situation amalgamer que de manière générale te li ñuy wax naan parloir mooy li gën a tuuti ci li tax Khalifa Sall la jël décision boobu man maa ngi leader politique la sénégalais la comme ñëpp. demoon nga dama am seet keroog dama am sottiwul dañoo am yoon yoo xam ne moom la réew mi tërale ni fa ngay jaar pour mën a gis yoo xam ne teg nañ ci moom loxo ma dem wuti këyit boobu depuis presque 1 mois wa ngi nii bis bu ma ñëwee dinañ ma wutal lay wu wees woo xamee ni fa la ñuy jaar ba du ma ko gis bare na ñeneen ñoo xamee ni amuñu këyit di wuti këyit mais ci seen kanam la ñuy xool ndax kii war naa mën a yegsi si Khalifa Sall loolu ci lan la ñu nekk gis nga Babacar il faut que ñun Sénégal ñu nangu di xool la réalité des choses dëgg bu amee nañu nangu ni lii dëgg la bu di nekkee di def caay-caay di def jëf ju bon di def ñoñantal boo xamee ne tegu ko fenn bu ko kenn wutal lay parce que gis nga loolu mooy permettre le mal di pérenniser wu dans le pays li gën a bon ci réew mi mooy. prisonnier la détention mënut a bokk ak boo nekkee sa kër moom sa bopp loolu. c'est mënut a bokk te loolu day leer nañ xam ki nga xamee ay privilèges boo xoolee ci par rapport ak ñeneen. en ce moment là on ne parle pas de privilège on parle de gis nga sañ-sañ ak dimbali ma dafa bokkul li lay yoon may jàpp naa ni Sénégal tolluñu ci réew moo xamee da ngay jàpp nit dugal benn gas benn kan ba mu xóot dugal ko ci biir fatt kan wi nekkuñu ci situation boobu situation bi ñu nekk mooy dafa am ay règles de détention ni ngay jàppe nit ak ni nga koy yóbboo kaso ak ay droits élémentaires parce que jusqu'à preuve du contraire état rek moo wax gum utiliser ay instruments am atteeguñu ko ce qui veut dire que ni à tout point de vue bu fekkee droit rek ngay doxal am nu lenn lu war a tax nit xool ni jëmm ji tooñ na et au contraire même bu tooñoon doon koo xam ne dañ ko war a tëj am na ay minimum yoo xamee ni waruñu ko fa jàllale. Cheikh Bamba Dièye mooy sunu gan tey ci RFM matin 7h51 waxtu wi xoj nañ ndax dafa am leneen loo xam ne seen taxawaay la ci wàllu politique mooy li ngeen di waajal élection falum député yi yow bokk nga ci Manko Taxawu Sénégal jàmbat gi bëri na lool ak say seetlu gi ci ne mbootaayu suppu kànja la rek fu ne waaye jógee ngeen dajaloo bokk leen gëm-gëm bokk leen gis-gis waaye na ñi fi ne puus xajal leen rek ngeen toog. loolu gis-gis bu gàtt la ndax boo nee suppu kànja da nga naan kon 14 millions wu Sénégalais yëpp suppu kànja lañ ndax da nga xees ma ñuul nga gàtt ma njool kii jéeneen bi bëgg ceeb te bëgguma ko donc il faut que loolu ñu xam ni ay sénégalais ñooy dajaloo 14 millions de sénégalais kenn ëppul dignité sa morom te alliance bi alliance de raison la ndax Macky Sall dafa jël politique dafa am nag bokk gis-gis. non bokk gis-gis bokk gëm-gëm. mais ñun bi ñu bokkee Sénégal la ñu bokk gis-gis d'abord xëy na wuute bëgg-bëgg moo tax marchandise di jar mais bëgg-bëgg bi ak gis-gis bi ñun ñëpp 14 millions sénégalais kenn du xool sa nawle ni diw mi yéenewul Sénégal bu baax donc gis-gis bi ñoo ko bokk xëy na yoon yi ñuy jaar pour yegg si fa foofu la ñu amee te gis nga histoire politique bu Sénégal ku nekk si ñun dafa am yoon bu mu taxawee circonstances yi ak raison bi mooy d'abord 105 députés moo nekk ci liste départementale yi suñu bëggee dimbali Sénégal pour équilibrer pouvoir bi il est nécessaire que ñu wut stratégie bu ñu permettre ñu am ci 105 députés yooyu lu mat sëkk ñaareel ba it ñi ñuy allié alliance bi alliance su tey jii la du alliance su démb ñun bu dee PDS moo tax ngay wax wala beneen parti PDS su 2017 la ñu allié wu te en politique. am na lu fi jaar lu doxal si diggante ñenn ñeeg yooyu dafay des. loolu déedéet tey ji bu ngeen àndee loolu tamit nekk na loo xam te ne ay kàddu wala jëfandikoo yoo xam day des ba léegi. loolu histoire la loolu aussi day mandargaal taxawaay ku nekk ba fi tey déggoo Cheikh Bamba Dièye wala PDS ni renoncé na ci engagement ya nga xamee ni moom la doon def li fi am solo mooy suñu bokkee bëgg-bëgg bokk gi yéene pour defar Sénégal je pense que ni am na circonstance yoo xam ne bu taxawee booy dem. di jéem a faj kon noonu lay demee rek ku fi toog rek ci jal bi. ñeneen ñi Manko. non c'est totalement différent. voilà parce que gis nga Babacar xam nga li fi am tey jii mooy que ni depuis 2012 ba 2017 mu neex la mu naqari ma mu neex keneen wala mu naqari ko dañu am ku fi nekk di jiite réew mi ci jëfam de 2012 à 2017 si la nit ñi di déterminé woo mënoo nit nekk ci présent di dund tey nga ni ko réfléchiral comme su fekkoonte ni passé bale la passé na parce que tey jii ñu soxla ñu sawee leen du ñu doon 2012 ñiy dund tey jii la ak ëllëg gii ñu jëm te ëllëg gii ñu jëm ak tey jii dafa am ñu ko jaxase droit amatul
liberté amatul suñuy ressources yi nga xamee ne moom la ñu war a sukkandiku pour développer Sénégal mënatuñ ci jot li nga xamee ne moom la ñu war a am pour taxawal cohésion nationale ak transparence ci war ak jàmm ak surtout discipline ak rigueur bi réew mi soxla parce que Sénégal bu ñuy waxtaan di waxante dëgg rek dañoo war a faju ci lépp suñu mbedd mi c'est indiscipliné suñuy taxawaay ñun politiciens yi sont ñu sommes les premiers indisciplinés citoyens yi topp suñ si mu nekk përëx wërëx boo xamee ne kenn xamul fu mu dem urgence yooyu du urgence su démb urgence su tey la li ni këtt nag dindi jonn moo koy faj te loolu mooy la science du réel boo taxawee ci réew muy dox doon yi damay pointé wu sa 1960 wala 1965 wala 2012 déedéet réalité 2017 moom ngay taxawee pour jëf loo xamee ni 2017 plus une seconde nit jëf yi nekk ak ñay jiitu sa kanam dinañ am si lu ñu jàpp lii mooy li waral alliance. mais yéen seen Manko Taxawu investiture Sénégal yi fu ngeen ci toll ndax ñu ngi ragale na ay jafe-jafe mu ni ay problème tax seen manko boobu wala investir ay fan yu néew moo des ñu tëj liste yi fu ngeen ci toll tey jii nii ndax juboo am na seen diggante ci wàllu ku ñu war a tabb fan ak nan lay demee. xam nga jéeneen moom lekk ceeb sax dafa jafe foog nga yëkkati sa loxo donc amul luy yomb ci àddina ay responsable lañu xam ne lii moo baax ci Sénégal moo tax ñu dox coono gi mu war a àndal dinañ ko gérer ci suñu biir waxtaane ko suñu biir amul mais li leen responsabilité dese bëritul de temps baa ngi dem. duñ pour ñun rek pour ñëpp li ñu dese bëriwul et c'est pour cela que aussi chacun xam nga temps bi ni muy demee et on y est dessus te incha allah bu yàlla defee li ñuy yéene mu mat dinañ am liste bu jàppandal. fan ngay dem Ndar wala liste nationale. loolu moom teelagu si du fii la ñuy distribuer suñu liste bàyyi leen ba ñu pare dañ leen wax nan la ak naka lay taxawee li am solo daal sénégalais yi war ko jàng mooy que ni pour une fois ñun sénégalais yi wala lenn ci leader politique sénégalais yi xam nañu enjeu yu moment waroon tànn tête de liste ak taxawaay waroon tànn tête de liste Manko Taxawu Sénégal koy tànn yow. du fii laa koy waxee mais dinaa la si jox ci yenn tegtal bi ci biir mooy li ñu war a tax ñu àndandoo mooy liggéey Sénégal li Sénégalais yi bëgg mooy ay politique yoo xam ne tey jii dinañ leen war ne lu bees am na renoncement yu wér am na pour ñu samp transparence samp équité ba pare nag wuute loolu ak engagement yi nga xam ne jëloon nañ ko en 2012 te ba fi tey kenn téyewu ko je pense que ni li am solo parti yi si nekk war nañoo xam ni dañoo war a fàtte seen bopp te loolu yëg nañ ko si seen biir taxawaay dañoo war a yombalal nekkin wi te loolu yëg nañ ko si seen taxawaay dañoo war a am solidarité pour génn ci kanamu Sénégalais yi liste bu stable liste bu mën liste bu xarañ. boo xam ne ay moom xam naa waxatu leen ci moom loolu moom xanaa waxin la woon rek. non man sama gis-gis ci wàllu candidature maître Abdoulaye Wade wax naa ko démb man dama ni ku say doom màgg noppal la li ma wax mooy kilifa gu toll noonu moom cër bi mu am ñëpp gis nañ ko ci Sénégal bokk na si ñi gën a am taxawaay pour que ñu àndandoo dajale bokk na si ñi nga xamee ni dinañu mën a dot ces partis yi pour wax leen ni leen dox leen vers l'essentiel je pense que ni mag bu tollee fu kaw bu ñu ko wàccee ci suuf nañ ko bàyyi fa mu nekk mu dox li nga xamee ne mooy njukkal bu mujj bi mu dese Sénégal mooy àndandoo ay doomam àndandoo ak Sénégalais yi àndandoo ak citoyens yi jàppale leen ba ñu tabax liste bi gën a wér te wóor liste bi nga xamee ne bu ëllëgee dina indil Sénégal njëriñ li nga xam ne moom la ñuy yaakaar. jërëjëf Cheikh Bamba Dièye njiital FSD/BJ parti d'opposition bu bokk ci Manko Taxawu Sénégal